bés bañ koy tuddee Moustapha 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 bañ koy tuddee Moustapha la koy jàkkaw keroog bañ koy tuddee Moustapha. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam tey nag ñu fas yéene leen wan visite bu njëkk bi nga xamante ne moom la maire bu bees bi def ki nga xamante ne mooy Issa Laye Samb ginnaaw bu mu gañee Diouf Sarr foofu noonu sa Yoff. moom kat démb dafa daal di dem visiter foofu noonu nga xamante ne mooy Fass daal di delloo njukkal ki nga xamante ne mooy baayam maamam di sëriñam di sëriñ Mansour Sy Djamil. Issa Laye Samb indi délégation bu am solo bu takku sax la ñu mën a wax dem seeti ki nga xamante ne mooy sëriñ Mansour Sy Djamil. ba mu fa demee nag fekk na fa ñi nga xamante ne ay autorités yu mag a mag lañu ku ci mel ni Aïda Niang ki nga xamante ne mooy premier adjoint au maire. Inch'Allah. man ni naa dem ñaan lu si bi ma demee seeti sëñ Mansour maa ngi ko fekk defe naa Pout bés boobu bi ma ñëwee seet si ko daf ma ñaanal ba pare génne xaalis bu bare ni maa ko def si añ yi mu ni ma xanaa ku la jox nga añ jox na la ndigal mu ni ma waaye dafa am ñeneen ñu am cër si yow mu ni ma il faut nga dem si sa baay ba ne Touba sëñ Sidi Mokhtar Mbacké cër bi ma am si yow moom la am si yow nga ñaanlu mu ni ma soo paree mu ni ma Kaolack day sore waaye demal si sa baay waaw Abdoulaye Thiaw Laye Seydina Abdoulaye Thiaw Laye nga ñaanlu si moom ndax cër bi ma am si yow la am si yow man yi xanaa ngénte bu nga xam ne bii ñett yooyu ñoo ko seq ñoo ma ñaanal te yëpp a ngi si cassette bi dinaa la ko yónnee léegi nga xam ne lii du hasard man gaw ma ne hasard am na ñu dem góor gi ñaan
te góor gi damay yàgg am cofeel si moom ndax fasaaxa bi ko yàlla mayoon ak xam-xam man dam daan wax mooy Ibou Sakho laayeen ngir xam-xam bi rek bu yaatu bi ma amel bi bëggoon ko def naa rek maa ngi ñëw sam papa bëggoon ko sëñ Moustapha ngir xam-xam bi ni mu déggee xam-xam su dee wax doo bëgg moo bàyyi waaw tax nga ñun këru xam-xam la nu kenn mën nu nax sa xam-xam waaw ñu daal di dem mu ñaan mu fàttali ma bés boobu bi sam baay génnee àdduna te moom mu déplacé jóge Yoff ñëw fii si dëj bi te sama Abdou ni ko jëlal kàddu wax mu ni ko foo teew duma jël kàddu mu ni ko fu nu woote diine te jëloo kàddu am na lu fa manqué kon nag jëlal kàddu te wax góor gi jël kàddu wax moom tam cofeel bi mu amoon si sëñ Moustapha ñëpp a ngi fi Tiwaawan fees del Tiwaawan yëpp a ngi sëñ Mansour a ngi fi ñëpp a ngi fi sëñ Abdou Amin a ngi fi góor gi jël kàddu bés bi ma demee di ko ñaanlu si création bés yu ñekk fàttali na ma loolu waaw kon tey da ngeen ñëw indi fi seen bopp fekk fi seen bopp gis nga xam nga ñëw neex na mais xam nga lu dàq ñëwin bi waaw ni ngeen ñëwee waaw fii dafay wone ni fii amul leen fi rendez-vous amul leen fi autorisation suñu jëloon ñetti étage yi si kaw sax fii seen kër la yéen a ko moom ma présenté leen Cheikh Oumar Foutiyou ñoo bokk ndey ak baay c'était le candidat ici nag dem nu woon ak Yewwi Askan Wi dañ dem loon sama bopp waaye suñu bopp waaye yàlla leen la dogal waaye moom moo nekkoon suñu candidat on s'est battu waaye yàlla lu ko neex lay dogal waaw waaw Mame Fama Diop moo jógee ba Bruxelles bés bu ñàkk Bruxelles la bokk waaw waaye itam si daayira yi moom day wax naan moi je suis un talibé de naissance xam nga lu tax mu koy wax sëñ Babacar dafa defal baayam lu rëy rëy Noomoor la dëkk donc day romb Tivaouane sëñ Babacar wax baaye maamam ni ko romb ma fii si Tivaouane dem fekki sëñ Mansour si Dakar sëñ Moustapha si Dakar donc maamam daawul dem Tivaouane te c'est à quelques kilomètres de Noomoor waaye daf daan ñëw ba fii fekk fi sëñ Moustapha donc moom su nekkee Paris daf leen di tooñ su ko waxee gaa ñi di ko waaw yow yaay kan mu naan leen man je suis talibé de naissance ñëwuma ba Bruxelles wala France rek daayira neex ma dugg si maam yi laa ko jëlee. aleykum salaam da ngeen def loolu sa tawal. moom mooy seen président. Fama mi ngi ñëw moom Fama mi ngi jógee Ngomeen la dëkk waaw. Fama moom seen kër mooy siège Ngomeen waaw ay maamam ñoo yore woon daayira bi ba léegi Ngomeen mooy siège bi mu ni woon itam nanu ñëw ma fexe ba nga xamante ak ñoom Jamil Ndiaye itam moom Wakaam la nekk mooy day superviser ak Khalifa lépp lu nga xam ni dafa nekk daayira Ngor Yoff Wakaam mu ni woon nanu ñëw ma boole la ak ñoom pour nga xam ni sa njaboot rek nga fa am da nga nekk jeune man nim la gisee tu es appelé à une très grande carrière politique incha allah yaa na ko yàlla def waaye gis nga carrière politique lan moo koy maye nga am base te man nim la gisee ngay demee rek parce que li nga def tuutiwul ndax gaa ñi milliards yu ñu investir foofu lu ne ñu def ko ba naagu lu ñu la dig duñ ko def waaye su élection ñëwee ñu naagu dafa ne nit ñi mën nga leen jënd waaye yàlla leen ëpp doole
léegi nag ñun dañu bëgg nga consolider sa base waaw parce que soo amee base ci politique tigi kenn du la ñeme mais ñi nga bokkal politique bi suñu xamee ne amoo base leneen nga jaar ba am base boobu da nga jënd nit ñi wala nga jox leen xaalis duñ la wekk ñu nag dañu bëgg ànd ak yow construire base bi te ñun am nañ foofu mbooloo doo leen xam nag mais daanu fexe ba yëkkat leen waaw am nañ cofeel ci yow nga gis ni la ci sa yar ak sa teggin ak dégg bi nga dégg jamono waaw parce que soo déglu woon jamono doo def li nga def waaw ak jàpp itam bi nga jàpp sama doom ji ana jibi ana mi ngi nii waaw ma ni woon nag damay yëkkati kàddu dalal leen jàmm wax ni yaa ngi ubbi une nouvelle ère dañuy faral di wax Sénégal ëllëgay dàq te effectivement ëllëgay dàq ëllëg googu di dàq nag si yow lay commencé waaw ëllëgay dàq Sénégal demain un autre pays te lii xew si élection yi bon xam nga mag muy nax boppam waaw wala fi daan wax bu ñaaw mais dum ko fi wax naan mag mu taxaw di saw waaw ñi ngi nax seen bopp naan ils ont gagné à 80% parce que li xew mars ba tey tiré wuñ leçon yi assemblée nationale wax naa leen ni vous n'êtes plus les maîtres du jeu le régime ne sait pas ce qui lui arrive ma ni kenn xamul leen kenn xamul ku leen xam suñu waxee nga xeeb leen suñu jëfee nga xeeb leen suñu bindee nga xeeb leen dans un Sénégal normal et normé et calibré mun nu sax nekk chef de quartier Assemblée nationale laa ko wax il y avait 6 millions de personnes qui me doon écouter en direct aleykum salaam wa rahmatulah jëmi naa def ñëwal aksi ci ñoom ñaar ñoo yore lépp lu ma amee Ngor Gelta Ngor Kolobaan ak Yoff mi ngi nii jëmi waaw ñoom Wakaam la nekk mais moom mooy superviser union rek la waaw ma ni nag nekk nitu daara ba pare réaliser lii ñu réaliser am na benn bés ma sax ci diini dañ ma invité woon benn koor si benn débat ma defal leen fa benn intervention di doon ñëw naan pourquoi pas nous pourquoi ñeneen ñi di yore réew mi ndongo daara yi du ñu yore réew mi te lii lu fi jag si dëkk bi ndongo daara yi ko fi def waaw te bi ma commencé def politique coow li sëñ bi day def politique papaam daaw def politique dafa toog si benn place def coow li bare benn bés ma dem Café de Rome ni ma dugg seen rek moo am benn góor gu màggat daal di ñëw di waxoon ni ma yow yaay sëñ Mansour ma ni ko waaw mu ni ma da ngay def politique ma ni ko waaw mu ni ma bu la si kenn dindi ma ni ko lu tax mu ni ma yéen seen ay maam ñoo gor àll yi tabax jàkk yi tabax jikko yi waaw mu ni ma nag fu ñuy noseeg di nocc il faut ngeen teew parce que su ngeen teewul saay-saay du nu nos lu dul lu ñaaw du nu nocc lu dul lu ñaaw kon nag ngeen teew ñoom mënu leen xëcc yóbbu leen si seen jikko ñoom waaye yéen mën ngeen leen xëcc indi leen si sa jikko kon nag dineen teew mu ni ma gis nga góor gi soo teewul mu ni ma soo dajee Alaaji Malick yow mal xiyaam daaka la yow moom ndax su dëkk bi yàqoo kenn pertul yéen ñii doomu soxna yi yéen a perte waaw te ñun loolu la ñu gëm monsieur le maire le désormais maire ah kenn mënu si dara loolu la yàlla dagal waaw kenn mënu si dara loolu la yàlla dogal ñi ñaan yàlla rek mu barkeel lu nu mën si ñaan daal la ko defal parce que dañu faytewoo ñaan waaw yàlla jox la ndam li ñi yaakaar ba am confiance yow yaakaar boobu yàlla bu mu tas mais du yow rek yaay responsable ñii ñëpp ñii la fal ànd ak yow ànd bu am solo bi
àndu nawle àndu gor ak nawle ñëw fii incha allahu taala yal na sax dama ni tu es appelé à une longue carrière mais li am solo fii nga toll du ministre du président la xam nga lan moo am solo sa base à Yoff nga consolider ko. Tu sais aujourd'hui le point principal de Macron il est le président de la France mais xam nga lan mooy faiblesse amul base musul nekk maire musul nekk député kenn musu ko fal ci dara léegi bi mu demee ba jëm si beneen campagne électorale loolu la faiblesse yooyu yëpp kenn donc fi ngay commencer mooy nga am base ñëpp xam ni am nga adresse waaw wala fii dañuy wax doom ndar yi ñoo koy wax dan naan ku dëkk ndar kenn du la jeex sem ku dëkk Yoff kenn du la jeex loolu rek laa bëggoon asalaamaaleykum. waaleykum salaam. nuyu. di la ziyaara di ziyaar sa njaboot di ziyaar bu baax Seydi Cheikh Omar di am mbégte bu ñu mën a natt fu mu tàmbalee waaye bu ñu mënul xam fan la jëm ndax xol yu sedd te suma maam Babacar daanu wax ne xol bu sedd doy nag ñaan teraanga bi ñu defal yàlla na la ko borom bi fay du ma tàmbali nag di xuus te tudduma suma bàjjen Ngoone Menk léegi la may woo di ma nemmeeku boo ko ne woon say naay saa bu ñëm metti na rango ñu tuuru mu ngi lay nuyu mu ngi lay ziyaara te di sant it bu baax suma kilifa Khalifa Ababacar Sall ndax ci li ma doon tey ci politique ginnaaw yàlla jàpp na ci bu baax a baax a baax macha allah alhamdulilahi rabbil alamin ak suma magit Barthélémy Diaz sanga bi yàlla moo ñu defal lii bu ñuy jug kenn ku ci nekk da ngay am yéene ci li ñuy def ndax dafa am lu am solo loo tudd muy ëllëgu réew mi te ñoom kenn ku ci ne ànduloo ak ñun ndax alal ndax daraja wala poste ndax li ñu nekkoon jafe na jafewul jafe na ndax ñu bari yaakaaruñ ci woon jafewul ndax sañ daan tàggoo guddi baat bi ma leen di wax mooy yàllaa fi ne moom laa daan tàggoo ak ñoom ne leen nañu dalal seen xel nelaw ba doyal lekk ba suur xam ne ku am dignité ku am foi ci yàlla suñu borom dina la taxawu te ñii sanga bi dama bëgg nga ñaanal leen ñaanu xaas dénk naa la njaboot gi sanga bi ginnaaw bi ñu dénkee suñu bopp ndax lu ñu am tey ginnaaw suñu borom ñoom laa ko àndal di ko dox di ko wax biir Yoff xëy buñ sama dara xaaruñ ma et ci dara campagne électorale metti na surtout local waaye duñu ànd ak seen fulla xuloowuñu xeexuñu te seen kalbaas yi ñu doon def la ñu financé suñu campagne ñëpp jàpp ci dërëm boobu bañ doon am moom la yàlla barkeel bu mu jur li tey ñu delluwaat sant suñu borom subhanahu wa taala sang bi kàddu yi du bari waaye dama lay sant ndax danga ñu sagal ndax kilifa nga ci réew mi ñu yàggal a topp yàggal a saytu yàgg ànd ak sa njaboot su ma tuddee soxna Aïda Niang daanaka macha allah su ma jógeenu bopp di sama xarit ñu bokk combat yu bari ci li nga xamante ne mooy politique du ma xuusit te tudd ma sa waa kër di waa daayira Moustarchidine wala Moustarchidaat ñu parti pur wéeru ci daayira bi parti pur jóge ci daayira bi sama yaay Sukay Ndiir mu ngi fi suñu kilifa it Malick Diouf mu ngi fi soxna si imaam Maguette Ndiaye la bu Yoff Tongoor Malick it moom lañu fa sëriñ bi booleel muy liggéey ak ñun mais sant naa leen ci seen yar seeni teggin te sonaluñ ma ci dara ni ko mbooloo mi yëpp di defee. waaleykum salaam macha allah. sang bi ginnaaw njabootu sëñ Moustapha bi ñu àndal sang njaboot gi ñu booleel suñu ay wëllëre yu wéjur lañu su ma limee papa Khalifa Khoule daanaka suma papa dem wax na ma lu bari ci moom mu ne ma mag ñooñu dama bëgg nga ànd ak ñoom kon nag ma xam ne xale nay dégg ndigalu wéjur ndax la ma doon bébétal démb tey ci sa jëmm la ko yàlla jaarale may soog a toog ak moom donc sant suñu borom
sant suñu borom. Sanga bi man day dolli naa sant suñu borom ndax yàlla bu ko neexoon 20 fan ak ñett ci janvier mu def leneen te boobaa it du tere dañuy xëy di ko gën a jaamu mais daf ñu sagal ci biir Yoff ndax métti woon na lool waaye lépp ay leçon la yu ñu fortifié ci suñu ngëm ci yàlla ndax lu am rek allah kulli al moom la neex. Sanga bi li ñu dëgmal du yomb xam nañu ko ndax yàlla aljanam ci boppam da koy jaay aljanam ci boppam da koy jaay ndax moo ñu sante ñu tegu ci yoonu njub topp ndigal yi bàyyi tere yi te loolu jihaadul nafsi de yaakaar naa ne mooy li gën a metti ci jamono ji nga xam ne yàlla daraam may ko lépp da koy jaay saa nag mu jël ku ko neex def ci moom lu ko neex ñu nangul ko loolu mooy wane suprématie pouvoir am bu du amul woon rek war nañu mën a am doute mais mooy xool fu ko neex jël ku ko neex def ca moom la mu bëgg loolu moom jagle mam la te ñu koy nangu nag. Yoff dëkk bu kéemaane la nit ñi buñ ma laajee noo leen def ba jàll ma ne leen Yoff kenn du ko xuus dañ koy tefesu Yoff kenn du ko xuus boo ko xuusee lab ci biir Papa Khalifa xam na li ma wax tefesu dox ndànk wax ndànk déggal kilifa yi gàtt tànk gàtt làmmiñ may wax ndaw ñi ne loolu gàtt tànk gàtt làmmiñ mënul tey nit am base politique te sanga bi da nga laal fi nga xamante ne mooy socle bi mooy la base politique. Macron est le parfait exemple. Macron maanaam dafa mel ni nga yor parachute rek dem ba naaw ca kaw maanaam nga naaw ba ca kaw amoo parachute bu la téye pour wàccee la moo tax sa ndigal dégg nañu ko te ñun ak njaboot ji dinañu ànd bu neexee borom bi jëfe ko ànd ceeg nag sax njaboot jox leen ci cër di leen ci déglu di topp seeni ndigal di bàyyi seeni tere ndax ay xale lañu te li ne ci ginnaaw ay kilifa yu mel ni moom la yu Yoff doyloo yu Yoff wóolu waaye dañu choisir ne jot na ndaw yi jiite ñu ngi si ànd ak ñun nag depuis ay at di ñu si tette di ñu si gërëm. Sang bi jigéen ñi dañ si am cër bu am solo su ma nee suma yaay su koy ndiir soxna Ami soxna Mbenn Fay mii toog ànd ak yar ànd ak i teggin moom la ñuy wax moo doon suma colistière moom la ñu àndal di campagne waaxuloo naa ko dawloo naa ko natt bu ne teg naa ko ndax ñun bu ñuy ànd ak nit gune gii toog di dembandooy nekkoon suñu directeur de campagne xam na ni ñuy ànde ndax ñun booy ànd ak ñun nattu lañ lay njëkk a teg pour natt ci li ñu kilifay jàngal sa engagement parce que nit ki boo ko nattuwul ba mu muñ nattu bi ba mu dékk ko garde dignitéem fulaam ak faydam doo ko mën a dénk waaye soxna si dama lay seedeel ne ànd na ak ñun si ngor ànd na ak ñun si dal ànd na ak ñun ci teraanga ndax lu mu amit def na ko ca mbir mi wax jaa ngi bëgg a bari waaye li ci am solo rek mooy defal nga ñu teraanga ji nga ñu teraanga te incha allahu rabbi si doo ñu gën a gore ni ngeen ñu jàppe yéen sumay kilifa sumay xarit yi ma àndal dama bëgg ngeen jàppe nu ko raw sang bi lu mu ne nañu ànd ak suñu borom wéttali ko ci lu mu yëkkati nañu ànd ak suñu borom ñëw jàppale ko ci lu mu dëgmalit dañ ànd ak suñu borom wéeru ci moom kattanu ci moom ñëw kattanal ko ci ndax mu mën a am ndam ndax réew mi bu baaxee doomu soxna yi la wallahi lazim ndax dem nañu ba ne réew mi jikko yàqu na mën na leen nañu dellu ca sos ba nañu dellu fa tepp ba nekkoon buñ fa delloo réew mi des ñu koy mën suuxataat mu tegu sig njub te ala kulli yàlla li fi mag ñi bàyyi du nul ilaa yawmi din réew mi ala kulli yàlla dina tegu si yoonu njub kenn mënu ci dara c'est un changement irréversible buy waaj a am sang bi junj na ko ne ñu ñaan yàlla bokk ci ñi yàlla di boole ci programme boobu ndax ñu mën a xéwlu ci ngëneel yi sang bi sant naa la sant naa sa njaboot santati naa la ci dalal bi ñu dalal ak suñuy mbokk yi ñu boole laat ndax ñu gën a mën a nekk si yoonu dëgg si yoonu njub
dooleel lislaam dooleel dëgg fii ci réew mi teg nguur nag ci yoonu njub loolu moo doon kàddu yi di leen sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah. ñoo ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci sa tur ak sa sant di ci jiital monsieur le maire xam naa bu sang bi xasee ba wax ñun suñu kàddu sax day daal di ferenkulaayu ndax laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi bul teg sa kàddu ci kaw kàddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te jàpp nañ ni ñun njaboot gi fii yaa fi yonent bi yaa fi Cheikh yaa fi Seydi Hadji Malick cër boobu lañ la jox ñu ngi la ciy jéggalu monsieur le maire ñu ngi lay gërëm bu baax ni ko sëñ Mansour waxee ñëw rafet na waaye ñëwin moo gën a rafet waaye dama xamul ndax tànk yi ak kàddu yi ban moo ci gën a rafet itam wax dëgg yàlla kontaan nañu ci dalal biñ la dalal fii di tax ma jël kàddu di nuyu suñu monsieur le maire madame le maire soxna Aïda ak njaboot gi fi teew yëpp li tax ma jël kàddu dafa am ci kàddu sëñ Mansour lu mu wax mu ni c'est une nouvelle ère ma doon fàttali rek suñu mbokk yi nga xam ne ñoo engagé woon ci bataille bi que tey jii yàlla dogal na fii Sénégal toll développement wu réew mi ngi soqi ko ci collectivité territoriale yi waaye dafa am benn cat boo xam ne moo ci nekk te loolu ba léegi nit ñaa ngi koy ngun-nguni mais jëlaguñ ci taxawaay yi ci war pour loolu mën a nekk l'État du Sénégal consacre 1% de son budget aux collectivités territoriales sur les 5150 milliards du budget liñ ci accordé ren en 2022 aux collectivités territoriales weesuwul 100 milliards de francs CFA loolu boo ko distribué à l'ensemble des collectivités territoriales du Sénégal xëy na collectivité bu ci nekk la ngay am du weesu 100 millions de francs CFA boo demee tugal ak réew yi ñuy wax les pays développés seen budget bi nga xam ne moom la ñuy yónni collectivité territoriale c'est 50% de leur budget c'est-à-dire budget annuel bi dañ koy xaaj exécuter ko au niveau local ba tax na foofu bépp question boo xam ni dafa jëm ci wàllu assainissement wàllu électricité wàllu ndox wàllu tali collectivités yi ñoo koy gérer waaye état bi du ko gérer ma doon wax nag ni fii nga xam ne moom la ñu toll na collectivités yi bañ a dugg ci gaamu di xaar lan la leen état bi di jox mooy nañu seet bépp question nu mu mën a toll même bu dee jar ay centaines de milliards bu fekkee ni loo xam ne population yi soxla nañ ko alors moo xam dafa dugg ci wàllu assainissement wala mu dugg ci wàllu tali même bu nekkul seen compétence nañ ko chiffrer budgétiser ko xam ni alal bi nga xam ni moo war a liggéey loolu mi ngi ci àdduna bi ndax kenn nee na il y a trop d'argent dans le monde kon fu mu mën a nekk yal na leen yàlla jox sago jox leen kàttan jox leen pas-pas ak taxawaay bu mat sëkk ba indi loolu biir Yoff liggéeyee ko seen dëkk te bu ñu xaar dara ci li la état bi di jox ak fan la lay jaarale ndax tey jii yàlla dogal na am nañu possibilité wuti xaalis indi ko liggéeyee ko suñu ay gox loolu rek laa ci bëggoon a yokk sëñ bi ngeen jéggal ñu bu baax a baax a baax jusitum xayran wa kufitum charran wa ma laqaytum ma baqaytum durran li ñu dese yàlla buñ ci dajeek lor yàlla buñ ci dajeek lu làmb lor wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. jéggalu ñëpp ci tardé bi malheureusement circulation bi moo xat mais dama am tey kontante bu mag fekk fi ñaari nit di sëñ Mansour fi Jamil ci moom lay jiitu di sama leader politique di sama papa di sama xarit parce que nit ñi dañuy jaawale ni que sëñ bi mën na xaritoog ay doomam di ñu teg ci yoon te di ñu tette moo tax bu bëree sax bu ma nee toogal fii sax maa ngi toog mais nekkuma à l'aise xam naa su ma jógee Cheikhou ma dina xëcc noppi parce que ak lu mu mën waa tonton Cheikhou ndax lu mu mënti doon sëñ bi foog ñu wàccee ko wàcce waayam donc sëñ bi ñu ngi lay ziar di nuyu keneen koo xam ni tey
c'est une victoire pour la jeunesse. Seydina bi ma ko xamee du ren du daaw yàgg na mais benn mot rek moo koy définir mooy politesse. Politesse yar teggin dañu nekk ci réunion jeune baat yi jóg xeex jóg waaye moom mooy dalal ñëpp benn yoon laa ko mës a gis mu ñëw ne leen réunion bi boobu ñi ngi bëgg yàgg réunion bi te ñi ngi koy xaar Yoff pour mu war a ñëw en réalité dem Ouest Foire mu ne leen liñ fiy wax am na solo mais terrain bi moo ëpp solo donc loolu di mbir boo xam ne fallait que ma témoigner ko tey nag dans le département de Dakar nga nekk héros jeunes yi barki démb jàkkaarloo maa ngi koy wax ma ni Seydina amul 4x4 Seydina amul ay centaines de millions mais am na gëm-gëm bi parce que bi ñuy dem ñu bëri nee nañu non mais ce jeune là pourquoi il a été choisi ma ni leen lenn de leer na coalition boo xam ni sëñ Mansour leader la fa Khalifa Sall di fa leader Habib Sy sëñ Moustapha ak ñoom gàkkoog ñëpp Sonko Aïda Mbodj du ñu ne nit dañ lay tànn ndaxte dangaa rafet wala dañ laa bëgg day am fuñ ko teg te bu Khalifa sax ñëwoon wala keneen ne na Seydina ñëw te jikko yi ñuy xaar ci moom gisuñu ko sëñ Mansour xamee naa ko jikko ak fulla boo xam dina ne Khalifa bu ñu yàqal donc de ce point de vue là ñu rassurer et la victoire c'est une très belle victoire pour nous tous parce que vous avez montré qu'on peut être jeune et capable maintenant nag les défis sont nombreux waaw te li am solo mooy sëñ Mansour ak Khalifa Sall dafa am benn qualité bu leen yàlla jox bu ñu bëri dul comprendre mais muy qualité boo xam ne nit bu dul visionnaire du ko am mooy que ñoom du ñu juger nit ci sa âge du ñu juger nit ci sa alal du ñu juger nit ci li nit ñi di wax ci yow mais li ñuy juger nit mooy li ñu sekk ak yow ak ñoom gis-gis bi ñu am ci moom boo ñëwee suñu directoire Bës Du Ñakk en majorité il n'y a que des jeunes Nogay Lay ak Xasanatu duñ ma bàyyi ma fen tournée yi ñuy def niñ koy prévoir amul ñu ci bëri ñu ëpp 40 ans donc jotaay bi day fekk moom muy li muy bëgg yàlla dogal ko mu nekk Yoff donc sëñ bi tu as toujours poussé les jeunes et aujourd'hui à Dakar nous avons des maires jeunes donc yéene bi yegg na muy nit koo xam ne tamit du xëccoo parce que li ko yàlla may doy na ko muy nit koo xam ni du xuloo muy nit koo xam ni du werante et je profite de cette occasion pour dire une chose mooy sëñ bi du xuloo du werante mais ku ko laal ñu taxaw am na nag ay wax yu ñuy dégg mais wax bu nekk ak bésu tontoom wax bu nekk ak bésu tontoom te du lum ñuy laaj ñun parce que tout le temps daf may naan démb rek moo ci mujj Aïda bàyyi leen nit ñi di wax ndax yàlla mooy leeral maa ngi ko nag sëñ bi yow moom jege nga yàlla mais ñun bàyyi ñu ñuy xaw a jàddu koñ tuuti rek après nga ñuy teg yoon bu ñu ñëwaatee dem balu ak yàlla teg ñu juste pour di waa ñuy raak parce que moom loolu du mbiram mais ñun duñ ko seetaan et quand je le dis c'est pour ëllëg fi ñu jëm ndax du yomb du neex mais ku am kuddu du lakk te moom kuddu bi du ñun kuddu bi fi mu jóge la kuddu bi fi mu sokkeekoo la kuddu bi li mu yaakaaree Sénégal la donc si Malick yal na yàlla sàmm yal na yàlla yokk sutura et le défi est là mais je pense que nous avons assez de ressources humaines pour en venir à bout moo tax loolu moo taxoon ma ni tardé naa mais kàddu yooyu fallait que ma yëkkati ko en félicitant Seydina qui est aujourd'hui le plus jeune maire je pense du département de Dakar et bu ñu xuusee peut-être même ci Sénégal ñi ko ciy mag bëriwul qui a su démontrer que l'ambition mën nañ ko am mais jarul ñuy waxante lu ñaaw qui a gagné un maire du département de Dakar du lu ndaw mais aujourd'hui le seul défi qui reste c'est de rester modeste waaw et pas n'importe quel maire Qui était le candidat à la ville waaw maire ministre c'est de rester modeste parce que tey ñu bëri ñoo gisul woon di nga leen gis ñoo déggul woon di nga leen dégg mais objectif premier bi mooy bi muy metti ñi taxawoon rek ñooñooy ñi wér ñi ñooñooy ñi ko gëmoon donc
loolu mooy soxna Fama maaleykum salaam ça va bien merci. Donc loolu laa doon wax Seydina et c'est le seul conseil que j'avais donné di la wax ni nag nga profitoo balaa ngay dem nga sàkku ñaan ci sëñ Mansour ndax ñun Sicap bu ñu amee victoire metti woon na kenn gëmul woon ni Sicap dina gagné mais jour bi sëñ bi ñëwee toog muy bëgg dem ma teewaal ko mooy que sëñ bi doo dem te ñaanoo mu ñaanaat ñëpp indi bouteille dama koy ñëw tàgg ko ni que maa ngi jëm Gàmbi mu ni ma am nga ay butéelu fleur d'oranger ma ni ko aw ma mu ni ma wut ko ma ni ko lu tax mu ni ma Gambien gëmul ñaanu tàllal loxo ngaanu tëbli si butéel la donc man tey mën naa ko seede te Seydina fekkee nga ñu réunion Sicap bokkul woon ci commune yi ñu wax ni dinañ gagné dañ ne woon Sicap objectivement li nekk ci terrain bi waruñu woon gagné donc si Malick nga ñaanal ñu yàlla defal ñu ci ndam ma ne nag ñi ngi ñu ñaanalee yàlla defal ñu ci ndam man ñaan la nga ñaanal suñu frère suñu xarit bi nga xam ne yàgg nañu ci terrain bi li muy yóotu yàlla defal ko ci ndam li mu yéenee waa Yoff yàlla yokk ko te sutura bi yokk xéewal yu yokk yàlla lafal ñu cat yow it yàlla bàyyi la fi suñu kanam yàlla yokk la fan bu gudd parce que Sénégal moo la soxla Afrique moo la soxla c'est le monde en réalité moo la soxla vu l'expérience que vous avez et nous espérons que dinañ ci mën a taataan maa ngi jéggalu ci kàddu yi di wax tamit Seydina jigéen ñi man je suis féministe assumée nga bàyyi xel jigéen ñi nga jàppale jigéen ñi nga xool projet wu jigéen ñi nga xam ni le développement passe d'abord par les femmes comme l'a compris sëñ Mansour Sy Djamil inchallah maa ngi jéggalu ci kàddu yi. À l'âge de 23 ans elle était membre du bureau politique du PIT man jaar naa si PIT je sais ce que c'est que le PIT man je suis membre fondateur du PIT parce que PIT ak LD kenn créé wu leen fii si Sénégal mais ñu ngi leen créé à Paris à travers un débat théorique du pays ñiy jaar fii ñi créé PIT avec les Abdourahim Agne les Sémou Pathé Gueye les Mamadou Seck anciens président de l'Assemblée nationale ñun ñoo créé PIT donc moom mu nekk à l'âge de 23 ans membre du bureau politique te papa mag yaay ñi ngi PIT ñi ngi PIT mais dépassé wu nu comité central moom mu ñëw nekk membre du bureau politique waaw di toog ak Dansoko di toog ak Maguette Thiam di toog ak ñoom Ibrahima Sène ñoo ñëpp di ay maamam mais ñu naw ko si jikkoom mu nekk la jeunesse de nu mu tëddi bokk Benno Siggil Sénégal moom moo ko dirigé woon am xam fa ñu bare les gens de nu leen tuddati Y'en a marre ñoo ñëpp foofu la leen rencontré ñëw diriger le mouvement de jeunesse du 23 juin ba bésu tey bi mi ngi si géew bi de elle se bat donc aujourd'hui responsabilité bii nga xam ni moo ñëw bërki dem la fi Khalifa ñëw toog nañu 2 heures de temps ñuy discuter mu ni ma ay c'est ma fille wàllu rafet si moom xaw ma woon sax ni xam na yooyu si moom bi nga xamee ni waa PIT ñëw nañu nekkoon majoritaire dans le bureau de Bezouniac parce que on pouvait être Bezouniac nekk PIT mais ñu jékki-jékki rek parce que ñoom ils avaient leur propre agenda toog si Bezouniac à sa création ba vote ñëw ñu xëpp nu teraanga boobu ñu xëpp ko Niass mais man su ñoom laa jógee mën nu ma manipuler politique la bi ñu demee ba yëkkati rek man leen toog leen duñ dem fenn on aura notre propre candidat écrasante majorité bi dem ba mu des moom demul léegi Macky Sall soo ko laajee ku la yem kii man fu ma gis lu ma laaj kenn daf ma ne ma ana ay daña ñu invité ko au niveau du palais Mor Ngom nu mu tuddati Saleh Mahmoud Saleh ki ne nii Mahmoud ni Saleh ma ñëw ak kanati sax ma romb leen café de Rome ma ñëw foofu ba autant sunu siège mi foofu le siège de la bit su ma fa ñëwee foofu laay añee ma ñëw gis leen ñu ni ma meyow sa xale yi foo leen di recruter man leen lan la mu nu ay dañaa la nu tëjool au palais pendant tellement de temps pour convaincre que mu rejoindre nous
mu ni du ma weccee sëñ Mansour ak keneen bi mu demee bay génn palais Macky woo ko ni ko Aïda Niang ñoo loo bëgg ma defal la ko mu ne du ma weccee ak sëñ Mansour ak keneen tu vois de telle sorte que qualité yooyu la am comme yow vous êtes promu à un très grand avenir politique man loolu gëm naa ko lu te lu mu yàgg yàlla ko def kii nag mooy Fama Ngom membre fondateur de Bezuñak nekkoon si daayira Paris bi ñu doon ko ñu tuddee ko Thiat waaw Thiat moo gën a nekk xale si daayira bi ñu tuddee ko Thiat koo ni Thiat Paris rek ñoo xam ni Fama Ngom la mu nekk fi nag taq ma su ma mësaan ñëw Paris te woowu ma ko day jooy day wax président bi Fanta ni ana sëñ Mansour ñëw na ba dem te woowu ma sax man ni ko Fama mënu ma woo ñëpp su ma woowee président puis woo naa ñëpp ma dem nag waxtu wu ma ñëwee su naan teg sama bagage rek dama koy woo ma nekk Jadda nag lépp lu sama jabar soxla man ma soxla ko bala may ñëw dana dem wuti ko su ma ñëwee foo mënti dal dana ñëw indil ma loolu ñu am relation boobu ba bi mu waree rentré ñëw tàgguma ma ni ko dema rentré yàlla defal ko sutura mu nekk cadre bu rëy au niveau du Sénégal dénk naa la ko dafa nekk au début de sa carrière këram cosaan la ñu tëddee leen Ngomeen foofu la siège u Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha nekk union bi foofu mooy sunu siège te ni mu mel musuma ko wax dafa am benn bés rek mu jógee ñëw vacances man ni que dama am un projet puis union d'action ñooñu dem nga xool ni ñu koy démarrer ma yóbbu ko Pikine ñu démarrer ko ma ñëw di ko déposer seen kër bi ma ñëwee ba seen bunt kër mu ni ma génnal ñëw nuyoo ma ni ko Fama man je vais pas chez l'habitant mu waxoo ma ni ko du ma génn nekkatoo nit ñi xàmme nañ sama oto ñoom ñëpp ñu génn yaayam mag maamam tantam bi ñëpp ñi ma génnal waaw yaayam ni ma fii mooy sa siège bu baay te man xamuma ko woon te moom musuma ko feeñu waaw muy xale bu nga xam ni bii cadre bu rëy la xam nga lan mooy spécialité waaw collectivité territoriale moom jàng boobu Sénégal yi c'est les anglophones qui font ça mais ce qu'on appelle local government lan territorial collectivité territoriale moom la jàng gouvernance territoriale waaw loolu la jàng ñu bare jàng nu ko parce que anglophone yi ñoo koy def kon lépp lu la réer si ni ngay gérer sa commune te commune bi sa fa la juddoo fa la màggee xam na ko tu peux lui faire confiance il a énormément de personnalité dénk naa la ko dénk naa la ñi nga xam ni ñoom laa am foofu ak nogoy bi nga xam ni mi ngi Wakaam mais ñoom ñëpp si benn union bi nag ma bëgg tëj si benn mbir waaw li wolof naan li si kanam raw lay bët il faut qu'on dresse la perspective nous avons devant nous yéen laay wax déglu leen bu baax li may wax man politique pure la ku ma jàppe ndongo daal rek da ngay nax sa bopp waaw ñu ngi jëm élection législative la dans 5 mois léegi mouvement bi nga xam ni moo jógee mois de mars jaar fii si élection locale yi mën na continuer dans 5 mois ba législative yi xam ngeen quelle est notre perspective pour les législatives qu'on ait la majorité à l'Assemblée nationale suñ ko amee man ñaari objectif rek la am suñu amee majorité à l'Assemblée nationale on va faire comme le Pérou le président de la République ne va plus décider compagnie de gaz ak du pétrole kan lañ koy jox assemblée bi moo koy décider comme au Pérou amul benn problème parce que président bi mënu ko décider on a conçu l'Assemblée nationale ba nga xam le parti au pouvoir ne peut pas être majoritaire man loolu mooy sama premier objectif sama deuxième objectif qu'on ait la majorité comme mi ngi wut premier ministre yàlla bu mu am 5 mois su ñëwee à l'Assemblée nationale am la majorité à l'Assemblée nationale def la cohabitation nommé sunu premier ministre su bopp suñ ko bëggee muñal mu dem ba 2024 ñu muñal ko suñu tollee si moom ni ko wàccal mu wàcc
loolu mooy suñu objectif ngeen ko bàyyi à l'esprit léegi nag ngeen di commencer Khalifa wax na ma ko barki dem ñëw na toog na 2 heures ñuy discuter mu ni ma sëñ bi léegi on n'a pas de temps à perdre léegi la ñuy commencer pour yàlla jox na nam may jàngale rek aaya bi qul illahumma malikal mulk tuuti mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal khayru innaka ala kulli shay'in qadir mooy aaya bi mu naan ñaanale Macky Sall dañu ñëw benn meeting place de l'Obélisque bi mu demee bay bëgg wax boobu temps candidat la loon mu ñëw ni ma sëñ Mansour am na benn aaya bu pare ay matashaaw ma ni ko waaw mu ni ma bindal ma ko ma ni ko lu mu la koy bindee mu ni ma français ma ni ko loo si laal mu ni ma dam koy wax ma ni ko doo ko fàtte mu ni ma doon du ko fàtte bindal ma bi mu demee ba koy wax mu jaxase lépp ma ni ko la prochaine fois bala ngay jël kàddu maay jël kàddu wax leen loolu ñu ñaan nag bi ma demee seeti sa ay ñi la meññ dam leen wax ni nanu ñaan ndax ñaan la yàlla ubbee alquran moom la tëjee alquran ihdina siraatal mustaqim siraatal lazina an'amta alayhim gayril maghdubi alayhim wala dallin amin moom la ko ubbee moom la ko tëjee qul a'uuzu bi rabbin naasi malikin naasi ilaahin naasi min sharril waswaasil xannaasi allazi yuwaswisu fi suduri naas minal jinnati wan naas yan na ko yàlla def yan na yàlla di leen sant di leen gërëm jéego yi ngeen jéggi pëndal seen tànk pëndal seen ay daal di ñëw fii ziar ci góor gu tedd gii tàkkusaan fekk leen si jéego boobu yàlla bu leen kër yàlla mën na ko am na ko fu nu toll ñu lañu sa taalube maam bu wér péng la yàlla di ma ko woon guddi ak bëccëg amoon naa njaxare loo xam ne dama ñëw ba fii benn tàkkusaan fii laa defee xadaratul juma fii laa ko ñaane ndax am naa yëg-yëg si sa baay xam naa kan mooy sa baay dama bëgg sëñ Babacar ba mu jee ba ku ma xam-xam ne taalubeem la ndaje mii duggeew ma si aja hasard suñu campagne bi sëriñ Babacar daf ñuy accompagner guddi ak bëccëg billahi lazi la ilaha illa huwa kon su ma toogee sëñ Babacar ndax kan mooy sëñ Babacar sëtam laay toogal te li si maam sëta kay jël te loolu seedeew ma ka bon goreew ma man parti laa représenté parti Cheikh Bamba Dièye mam soora ngi ñëw xale bii di suñu doom jii di Seyna dama ko doon xool si bët dama doon am yëg-yëg ne Seyna mi du moom rek mooy dem dama ko doon xool ndax 82 ba tey maa ngi politique leader bu ne ànd na ak moom mais xamoon naa ne Seydi mii mbiram dara bettu ma ci ndax xamoon naa ne am na barke maam ndax li ma mooy sama maam doy na ndam wallahi azim waaye ndëg sëriñ Babacar dafa bëgg njabootam ba lu njabootam bëgg su lu baax mu bëgg ka daf ñu accompagner ma yàlla wan ma ko wan bu leer bon bu ma ñëwee ba toog fii dem te si Malick seedew ma loolu bon sëñ Babacar dina ma duma Seydi fi nga bëgg a egg yàlla nga fa egg si barke Serigne Babacar te li gën a daw sama yaram bi ma déggee annonce bi ma ne hasard amul fii mooy suñu première visite fii la ñu jëkk a ñëw man si li ma yëg man wala déet fii la ñu jëkk a taxaw def convoi ñëw fii seet si la te bàyyi na kër maamam ñëw fii bon hasard amul mu ngi nii kasa ber sax tey wax ak ñi fi ne mu ngi nii di ma gis ma di ko gis bon nag lii bu amee te waxuma ko du ma gor bon sëñ bi boo ñu ñaanalee bal bi dina takk incha allah Yoff yónni nañu yàkkamti nañu macha allah. waaw ñu ànd ak moom di liggéey te ku ne xam na ne xëy na boo nekkee ak yenn ndaw yi bu dul woon xëy na yar biñ ko yar fi mu bokk maturité bi mu am ba nga xam xëy na lu bari kon dina am mais wax dëgg yàlla bi ñu àndee ba léegi dara ñaawul. ñëpp la jox cër yar bi ñu wax ci moom la ñëpp gis ci moom nangu liggéey nangu sonn aussi pour sa communauté parce que nag dañuy rappeler rek ni du ñàkk ni xam nañ ko dafay yàgg sonnal askanu Yoff te yàlla defu ko dara yàgg na liggéey ci biir Yoff te yàlla joxu ko benn ndombo tànk kon boog dama ni bu ko yàlla defee maire tey la mu doon liggéey jëfam ju baax ak yéeneem bu rafet
moom la ko buur bi yàlla fay tey jii moo tax mu fay ko ci anam bi mu gën a rafete ba victoire bi foo toll ñu di ko coow ci biir Yoff di ko coow ci Sénégal di ko coow même au-delà donc kon boog loolu sant yàlla la ñu ànd si nag am fierté ni ñun ñii kat ñi jàppoon si liggéey bi lañu ñu bokkoon ci combat bi lañu di sargal jigéen ñi nga xamante ni aussi seen taxawaay rafet na ci torop parce que fépp fu ñu mën sa taxaw boo waññee lim bi taxaw jigéen ñi ñoo ci ëpp wax dëgg yàlla ñu taxawaay bu rafet boo xamante ni bokk xaaruñu ku leen jox piis lépp lu ñu sol dañ koo cotiser jëndal seen bopp macha allah mi ngi noonu wax dëgg yàlla jigéeni Yoff dañu sigil coalition Yewwi Askan Wi ku ne xam na ne àndu jigéen yombul mais de wax dëgg yàlla mosuñu fa dégg kenn ku xoos sa morom wala kenn wax sa morom tontu dañu sax fàtte ni ku si nekk da nga jóge si parti ñëw man li ma ci gën a neex ci coalition Yewwi Askan Wi man su ma taxawee en tant que représentant en tant que responsable de Pastef au niveau de la commune dafay mel ni ñun ñi ñëpp ñoo bokk benn parti bi ñu jóge Yewwi Askan Wi dafa dem ba nekk benn parti boo xamante ni jàmm ak salaam ñuy liggéey boole xol yëpp nag yéene suñu maire bi yéene woon ko ndam li lool ndaxte nag dañ ne liggéey bu xol yi àndee lépp lu ñu yootu dafay daal di yomb تعازم سبحانك أسماء وتنزهت عن المسميات تعازم ذاتك عن المثال والشريك والنظير والصحابة والوزير فأنت الحق أبدا والصمد في حياتك الأبدية فانبسط الحياة من حياتك فأنت باقي فلك البقاء بعد فناء المخلوقين كما لك البقاء ولعبادك الفناء كما لك البقاء ولعبادك الفناء كما لك البقاء ولعبادك الفناء اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال وآفات وتقدرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أهل درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقرع يا باب الغير يا رب لم يفت لذاك صرفنا نحو بابك وجهتي سمام si Hajj Maalik dafa wax ne sunu bésu tey bi bés bii nga xam ni Seydina Issa ñëw na fii ziyaar ci góor gu tedd gi nee na bés boobu duñ tàllal keneen loxo ko dul yàlla waaw moo tax jël nañu sunu loxo yëpp tàllal ko ma yokk si beneen bayt bu nga xam ne bi si même xasida la bayna yaday mawlaaya ma ziltu waaqifan zalilan haqiran mustaghisan li shiddati bayt la bu nga xam ne bii 27 ans ñaar fukki at ak juróom ñaar ma nekk ka Arabie Saoudite moom laay tawaafe Kaaba gi waaw ba sëñ Mansour ñëw ak si ma ànd ak moom mii ak ay doomam yi ñu ñëw ma jël bayti bi di ko tawaaf su mu ko xasee ba yëkkati rek naar yi dañuy tëj seen kay nekk sama gannaaw biñ demee nag ba si buntu Kaaba gi ma ñëw wax bayti bi mun ma baamtu ko ma ni ko fa bayna yaday mawlaaya ma ziltu waaqifan zalilan haqiran mustaghisan li shiddati mu ni ma baamtuwaat ko ma ni ko fa bayna yaday mawlaaya ma ziltu waaqifan zalilan haqiran mustaghisan li shiddati mu ni ma baamtuwaat ko ma ni ko fa bayna yaday mawlaaya ma ziltu waaqifan zalilan haqiran mustaghisan li shiddati mu ni cam sa maam Alaaji Malick dafa mel na buntu bi waaw moo taxoon mu fent bayti bi nag jox ma si ndigal moo tax fu may ñaane moom laay tëye sama ñaan ma yéene la ko nokk ñaan jooju yal na yàlla defal la tawfiq yàlla mën na ko am na ko sañ na ko bare la na ko itam yal na nu ko defal la ko bi jaa'i nabil mustafa sallallahu alayhi wa sallam ci kanam porte
naaw waxtaan bu am solo bi dox ci diggante sëriñ bi ak ki nga xamante ne mooy Issa Laye Samb ak témoignage yu am solo yi fa kàddu yi fa jugee yëpp ñëpp ku ci nekk daal di ci kontaan félicité ko waaye baayam sëriñam maamam sëriñ Mouhamadul Mansour Sy Djamil daf ko daal di jiite li nga xamante ne mooy takkusaan dugal ko ci xabru ki nga xamante ne mooy sëriñ Mouhamadul Moustapha mu ñaanal ko bu baax a baax ñaanal ko yeewi ko boole ko suñu borom dénk ko suñu borom ñu loolu la nekkoon visite bu mag a mag bu am solo bi nga xamante ne moo doxoon foofu noonu ca Fass ci diggante Serigne Mouhamadul Mansour Sy Djamil ak ki nga xamante ne mooy Issa Laye Samb di maire bu bees bi nga xamante ne moo nekk fii ci commune bi Yoff daal di daan ki nga xamante ne mooy Diouf Sarr. Mustafa